benn waxtu ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak seen kóolute xibaaru diggu bëccëg ak la ca gën a fës tey jii ci aseet ji di bésub manifester daañu dem ca place de l'Obélisque fekk fa Cheikh Diop ndax foofee lu ñu bokk fa la ñuy amal tey jii seenub ñaxtu gannaaw ba préfet bi mujjee leen bàyyi ñu amal fa lu ni mel ñi toppatoo lu jëm ci àq ak yelleef doomu aadama rafetlu woonu benn yoon li nga xamante ne si léeg-léeg nguur yi da koy def ngir tere ñi nga xam ne ñuy jóg ngir amal lu ni mel wane seen naqar ak ñoom seen loolu sax tax na Seydi Gassama ak ñamu àndal ne nag jot na ñi nga xam ne nag ñooy toppatoo lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama fexe ba mën a xam bu baax internet ba bu fekkee ni dañ leen a tere sax ñu amal seen yëngu-yëngu ñu jaarale ko ci internet bi mën koo jàllale lu jëm ci wàllum tàggat yaram sunu gaynde yi daañu dem quart de finale xam ngeen ne démb ci huitième yi Uganda la ñu tase loon duma ko benn bal ci dara loolee tax na àllarba ji nu dëkk ma la ñu fas yéene tase ak réewum Bénin gannaaw boobu lay jongante nag sunu gaynde yi àddu nañ ci mbir mi ku ci mel ne Idrissa Gana Gueye Sadio Mané moom la mu xam ne rek mooy lu jëm ci wàllum penalty yi fi mu ne da koy tegandi fi suuf bàyyi ay ñoñam ñu koy dóor ndax bi mooy ñaareel bi yoon muy lajji ci penalty bi Coupe d'Afrique bi tàmbalee ak léegi Kalidou Koulibaly ca yooyu jamono rek daal di yëkkati kàddu yi njëggal jëmale ko nag ci taskatu xabaar yi gannaaw daal ba mu yëkkatee yu ay kàddu yoo xam ne ñan dañoo jàppoon ne mbir mi dafa ñagas ganu xibaar yi ñu fas yéene waxtaan lu jëm ci sunu gaynde yooyee mooy Ibrahima Ndiaye Chita Ibrahima Ndiaye ñu ngi lay nuyu. mu ngoog miin ngeen ko bu baax mooy tàggat sunu gaynde yi beach soccer ñoom sax ñooy champion d'Afrique ba noppi itam nekkoon gaynde ci wàllum football. beneen ponk aju lu jëm ci wàllum aada ak cosaan ak guddi gu am solo gi nu amal mu aju ci wàllum aada ak cosaan waaye itam bu nu ko waxee cosaanu séeréer moo tax ñu wax ko ay waykatu séeréer yu ci mel ni Usu Njoon Simon Faye ak Marie Ngoné Njoon ñu bëri daal ñëw nañ fa rek sargal ñi nga xam ne ñoom ñoo ca nekk mu mel ni jamonoy tàngaay la ñu nekk boole kook bër ba tax na gune yeeg askan wi dañuy wutali tefes gi loolu nag tax na sax léeg-léeg am ñuy làpp ñetti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ca banlieue bu Ndakaaru foofee ca diwaanu Yëmbal la bi mbir mi tàmbalee maanaam tàngaay wi ak léegi ba tax na sax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy toppatoo lu jëm ci wàll wa rek ne daal faaw ñu yokku kaaraange ga foofile waaye itam di ñaax askan wi ñuy bañ a bàyyi ba guddi ba ñoom ñu wàcc ñu ñëw fa ne ca géej gën a leen jural ay loraange mbokk yi ponk yaa ngoog ngeen taax lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. rafetlu seen ànd ak seen kóolute ci télévision Futurs Médias xibaaru diggu bëccëg gi nanu ko junjee lanu koy dooree place de l'Obélisque la ñu dem fekk fa Cheikh Diop Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fally. mu mel ne lu ñu bokk ñu ngi leen fay xaar fii ak diir bu gàtt gannaaw ba leen préfet bi joxe sañ-sañ ñu amal fa seen ab ñaxtu. loolee sax nag ñu ngi koy daal di door ginnaaw bu ñetti waxtu jotee jàpp li nga xam ne rek moom moo di 19h ñi lee nañ amal li nga xam ne rek moom moo di rassemblement bi ñu doon sàkku ginnaaw ki nga xam ne moom moo di préfet ba mu leen jébbalee dogal bi nga xam ne rek mën nañ amal lu ni mel waaye Fati ginnaaw bi ñu weccante ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di membre bu les plateforme xam ne rek nañ ne loolee ñu leen ko jébbal ginnaaw bi 11h jotee ba toftal fanweeri simili ñu jàpp ne préfet bu Ndakaaru bëggoon na rek daal di indi ay jiixi jaaxa ci li nga xam ne moom moo di bile rassemblement bu ngeen ko gisee noonu ci li nga xam ne moom moo di image yi ñu ngi koy waajal bu baax a baax di def rek ay podium ngir rek mën faa taxaw ngir daal di addu jëmale ci askan wi ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci dañu bootu ci boobu les plateformes bokk na ci ki nga xam ne moom moo di docteur Cheikh Tidiane Dieye di coordonnateur bi ak itam Aliou Sané itam moom it di coordonnateur Fadel Baro
ba ci ki nga xam ne rek moom moo di Guy Marius Sagna ñoom ñi leen nag nit ki tey lañ fas yéene jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi daal di addu ci lépp lu soxal wàllu rek ressources yi nga xam ne rek moom moo di moomeelu mim réew li ñu xam ne itam bokk na ci ginnaaw bu ñu amalee boobu le rassemblement bu noppee dañu amal li nga xam ne rek moom moo di évaluation daal di wax beneen ab rassemblement bi fan la ñu koy amalee ak rek kañ lay doon soxna Fatou. Cheikh. ndax lépp yemb na ngir lu ni mel am ndax bu fekkee ne itam préfet bi da leen mi ngi leen koy soog a jox ndax jël nañ lépp lu jëm ci wàllum kaaraange. jël nañ lépp lu jëm ci wàllu kaaraange ndax boo defee ab taxaw seetlu la ko dooree ci rond point RTS ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi ñu gën a xuus daal di jëm foofee nga xam ne moom moo di ca place de la nation itam boo demee di nga leen fa fekk waaye fi nga xam ne moom moo di ci place bu Seng-Seng nekk ci rue 25 ci allée bu Centenaire nga xam ne ci la ñuy amalee précisément li nga xam ne moom moo di rassemblement bi ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yi nag xaw nañ koo mooy tuuti ndax dañ xam ne rek ne comme am nañu rek dogal bu préfet donc mën nañ leen la bàyyi ñu rek daal di amal seen ab rassemblement waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di plateforme di aar donc bépp matuwaay boo xamante ni rek war na mën a tax mbir mi am daal nañ koy jël ndax xam nga ne une heure moom moo jot ñoom ñu ngi sur place actuellement nii. Cheikh Diop ñu sant ko bu baax gërëm ko moo ñu teewal foofee ca place de l'Obélisque lépp lu fay xabaar aju ci doxub ñaxtu bu aar li ñu bokk dina leen ko yeggee jaarale ko ci télévision Futurs Médias. ñu wéyal xibaar yi wax itam lu jëm ci ñiy toppatoo ak yelleefu doomu aadama seetlu bi mooy ne ñu léeg-léeg dañ leen di tere ñu amal seenu liggéey te nañ ko bëggee du sunuy kàddu Seydi Gassama ma ca bootu moo ko xamle ba tax na sax démb ñu xëy rek woo leen ñoom ñëpp tàggat leen ci naka la ñuy jëfandikoo xarala yu bees yi rawatina internet ba lu ni mel bu amee ñu mën a wax ak seeni ñooñ te coow du jib ndaje ma wala bokk lël ba ka fa teewaloon télévision Futurs Médias di Alhassane Ba ànd ci ak Younous Diatta ci caméra bi. danger yi nga xam ne ñoo nekk ci biir internet soxal loolu ñi nga xam ne dañuy aar ak yelleefu doomu aadama yi fexe nag ba ñu xam dëgg-dëgg ni muy doxee am ci ay jumtuwaay yu mat nekk na seen bëgg-bëgg waral sax ndajeeb minimel ay avantages yu bëri am na ko moom internet wante itam am na li nga xamante ni ay inconvénients la fexe ba ñu contrôler ko nekk na li war. ndax yooyu boo ci xasee daf dara ñëpp koy gis ba pare fépp a koy gis ba pare nekkul da nga ciy def dara rek gindi ko tey mu tëñ bëri na loi yu bëri yoo xam ne voté nañ ko y a la loi boo xam ne c'est la protection des données personnelles maanaam am na loi boo xam ne day wax ne nit lépp loo mënta wax fexeel ba nit ki li nga xam ne nii moom kiyam la suturaam la bul ko uññi bul wax ci nit ay juddoom ay yëpp yu mu bëgg nguur gi aussi même ci loi bi nga xam ne moom la ñuy àttee nit ñi ñu koy wax code pénal ak code de procédure teg na ay daan. ñi nga xam ne nag dañuy aar ak yelleefu doomu aadama yi di jànkonteel ay jafe-jafe ci jamono june yenn saa yi sax ñu ne nguur yi danañu fexe ba xool ay moyens yi nga xam ne dañuy gàllankoor seen liggéey soit fexe nag ba di contrôler ñoom ni ñu liggéeyee wala sax di amal ay censure. danger yi mooy tey mun nga nekk di liggéey état xalaat ne yow liggéey bi ngay daf koy gêner wala neexu ko ñu def intrusion ci say outil képp ku wax ak yow xam nañu ko. lépp loo xam ne waa ngi koy wax fii ci biir Sénégal ak ci bitim réew xam nañu loolu je pense que intrusion la boo xam ne état yu bëri ñu ngi koy def tey te il est important que ñu tàggat suñu membres yi pour que ñu xam naka la ñu mën contourner genre intrusion yi nga xam ne état dañ ko def. léeg-léeg li ñu gis mooy censure gis ngeen ko tey dafa presque mode la léegi état bu organiser ay élection lu mu njëkk a def mooy pour éviter contestation dafay daal di couper internet fexe ba kenn dootul mën a communiquer. citoyen dootuñu mën a communiquer seen biir ci biir réew mi waaye dootuñu mën a communiquer ak extérieur loolu xewoon na Gambie ak élection Yaya Jammeh mujj organisé xew na Cameroun xew na Mauritanie barki dëmb. mu yokk ci ne moom Seydi Gassama ne daañu def ab proposition de loi ci weer yi ñu dëgmal jagleel ko nguur gi ngir ñu fexe nag ba ñu gën a yokk li nga xamante ni mooy kaaraange ñi nga xam ne dañuy aar ak yelleefu doomu aadama yi.
Alassane jërëjëf ñu wax ci mburu mi ak njëg gi kuréel gi lëkkale ñi nga xam ne nag ñoom ñooy boulanger yu Sénégal defarkatu mburu yi la ñu wax rek mooy nguur ak Sénégal ci boppam lu jëm ca mburu ma waxul askan wi la ca xew lépp ñoom nag ne ñu dañuy ànd ak société civile ci xeex bi ba noppi itam daañu seeti kilifa diine yi ci réew mi la ñu bëgg bu nu ko defulee dinañ wàññi dañuy defaree mburu ci réew mi waaye itam duñ ca yem ndax dinañ toog ab diir maanaam ñaari fan banque seeni yoxo Maymuna Njaay ak Mohamed Dieng ñoo wujuloon télévision Futurs Médias. ñu ñëw ak seen expert ku xam-xamam màcc ci wàllu mburu mi ak nañuy liggéeyee ponk bu nekk mu yëkkati ko teg na le ci liggéey bi nga xam ni nguur gi amaloon na ko fan yi di ñëw ci njëgu mburu mi ak li ko wër boulanger yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Sénégal nee nañu ci lu bari d'accord ñu ak nguur gi. impôt sur les sociétés boo xam ni 30% mooy IS impôt sur les sociétés ñu ne non ñun indi leen preuve ni way sel da ngeen koy fay ay impôt sur les sociétés yooyu yëpp mën leen mais loolu soxlawul preuve loolu état yi moo ko wax. am na ay yeneen charge ci charge wu affaire en produit entretien yi ñoom ñu am na yu bëri yoo xam ne dañu ko dindi. moo ne de amoon nañu lu ñu xaatim ci weeru avril 2019 bi ñu weesu wante ba fii ñu toll nee nañu jurul dara. ñun ñu def suñu calcul yëpp ñu yegg si ci calculu mburu ñu gis ne ñu ngi ci 15 ak 1 franc 18 grammes 1 franc virgule 18 au gramme léegi bi ñu demee présenté ko ñu dem ci sous commission yi waxtaan ak association de consommateurs ASCOSEN yeeg ñoom imam Sarr yëpp teew ñu calculer affaire yi nag xawoon na am ay jàppante yooyu mais bref yegg nañu ci benn prix ñu ni léegi kon affaire bi léegi 0,95 la mais ñun dañ ko nangu. techniciens yi nee nañu fi leen nguur gi di woo dinañ cee yegg ba mu sës. région yëpp dañuy def lu ñuy wax en attendant service minimum maanaam dañuy liggéey suñu biir fuur yi rek bañ a distribuer mburu mi. semaine bi stop incha allah ñu taxaw 48 heures yoo xam ne du ñu liggéey mburu. ci lii ñu tëral nee nañu dañuy artu rek fédération bi nga xam ni moo ëmb boulanger yi fii ci Sénégal nee na ci atum 2017 ba léegi amal nañu fukk ak juróom benn réunion yoo xam ni jurul dara booy seet organisation bi nee na bëgg na askan wi gindeeku bañ kenn nax leen ndax kat bëgg nañu. Maymuna Njaay jërëjëf ñu wax lu jëm ci kaw gi la ñu gis rek mooy askan wa daal ñu bari ca ñoom duñu fay loolu ñu naan fiscalité loolu nag tax na day indi ay loraange rawatina lu jëm ci wàllum koom ba tax na kilifa diine aada ak cosaan lëkkaloo fële ca Pire di fa waxtaanee lu ni mel ci teewaayu Cheikh Anta Diop la ak say latir léegi mel na ni fay limpo jafe-jafe la lool ci dëkki kaw yi ba ci sax taax yi loolee tax ay chef de village ay chef coutumier ak ñi nga xamante ne am nañu ndombal tànk ci boppu maire yi nekk ci département bu Thiès ak Tivaouane nekk fii ci Pire ngir waxtaane mbir mi. mbirum lempal nag na nga xam ne borom dëkk yi bu ñu koo fay dañoo gisul ku leen ko fayu wax naa ceeg maire wax ci sous-préfet bu la bee du ñaari même léegi sax da ngay dem ba jaaxle ci lépp loo xam ne état da koy jox la ko nga war ko séddale sax doo ko mën a séddale ndax doo mën a jox kii bàyyi kii ndax depuis 2010 2011 ba léegi carré yi fi nekk rek moo fi ne tey li fi nekkan ci carré lu ko doublé daf ci dolli ko waat nu bëggan sous-préfet ak maire bi nuñ mën a def duggaat ci àll bi wutalaat nu ay carré ba carré yi toll ni mu war a toll. nangu fayu lempare di ko fay mboñ ko di ko defaat ci askan wi. ba tax na nag chef de village nag ñu ngi sàkku nag ñu amal waxtaan wu yaatu àggeke askan wi ngir ku ci nekk man di fay lempo ngir ñu mën leen a taxaw ci seen i mbébét. impôt mooy financer le développement local en tout cas bokk na ci lu baax li ko war a financer. ay poste de santé ay école ay leneen ak leneen loo xam ne daal day suqali askan wi. ñun ñi loolu la ñuy wax dañuy fay impôt mais du ñu gis réellement ñun li ñu fay fan lañ ko dugal. moo taxoon daal ñu ne nañ boole maire yi ak chef de village ak acteurs yi nga xamante ni dañuy yëngatu ci mbirum commerce ak mbirum activité buy génne xaalis xëy na bu ñu waxtaanee ñoom ci seen biir impôt gi dinañ ko nanguwaat. nit ki moom bu xamee ne bu joxee day ñëwaat ci moom du ko bañ. daje Pire bi de chef de village yi nee nañ buñ ci jógee de daañu gën a yaatal waxtaan wi ba yóbbu ko ci askan wi ba ku ci nekk di fay lempo. Cheikh Anta Diop jërëjëf ñu wax ci leneen muy buurab réew mi di Eswatini mi ngi fii ci Sénégal alxamis ba tey moom nag njiitu réew bu Sénégal di président Macky Sall mi ngi koy woo rek ñu liggéey ngir Afrique gën a mën a suqaliku moom buur boobee itam nee na dina fas yéene liggéey ak réewum Sénégal lu bëri bokk na ci loolu ñu naan mbay Habib Faye ak Modou Diop.
gannaaw bi mu dalalee njiitum réew bu Sénégal ci nguuram googe di Eswatini buuru dëkk boobe dëkk na fii ci Sénégal bi la yoon ñu dalal ko ci diwaanu Palais gi gannaaw ba mu jógee ca Popenguine moom mi bég la def ci diggante ñaari réew yi ana nan rek lañ ko war a liggéeyee ngir diggante yi gën a mën a ratax loolee bokk na ci ay mbébétam. Mon royaume est engagé sama nguur taxaw na ngir jàppale réewum Sénégal ci wàllum kaaraangeem moo xam itam wàllum wér-gu-yaramu askan wi waaye dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ak doomu Sénégal yi. initiative de développement durable. njiitum réew bu Sénégal dalal buur bu Eswatini ne sax li ñeel wàllum intégration africaine ñoom ñaar ñi daañ ci gën a mën a liggéey ngir diggante yi gën a mën a dëgër ba léegi mu ne dinañ liggéey itam ngir gën a mën a suuxat yenn ci ay secteur ni ki mel ni agriculture bi muy mbay mi ci ñaari dëkk yooyu. La visite de Sa Majesté. nganale gi Swati III mi di buur bu Eswatini defal ñu fii ci suñu dëkk lii day wane ne rek ñaari réew yooyu seen diggante gën na ratax waaye itam ñoo bokk benn mbébét lii de dina gën a tax ñaari dëkk yi gën a jege naam sori nañ lool sax ci distance gi waaye dinañ xool ana na rek la ñuy gën a rataxalee suñu xaritoo panafricain. njiitum réew mi Macky Sall yemu fa moom itam nee na daa gën di def kéemtalaay kàttanam ngir gën a mën a jegale ñaari dëkk yooyu. Il est indispensable. lii nag moom mënta ñàkk benn yoon ndax dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ñu ànd ci ngir relever ay défis waaye bokk na gannaaw ba nga xam ne wéet nañ man ak moom ci suñuy waxtaan ñu génne ci ay ponk yoo xamante ne njëriñu ñaari réew yi la ba tax na la ñu bëgg rek muy ñaari gouvernement yi ñu liggéeyandoo ngir mën a xool ana yan pexe la ñuy gën a mën a lal ngir mën ci défi yi nga xam ne mi ngi ci suñu kanam ñu gën ko relever ndax tamit yooyu les défis bokk na ci wàllum mbay mi bokk na ci wàllum njàng meeg njàngale gi wàllum wér-gu-yaram bi wàllum développement durable de la santé entre autres. buur bu Eswatini di Swati III moom mooy ñetteeli fan ya muy def fii ci biir Sénégal moom moomee sax gannaaw bañ ko tatagalee fii ci mim réew muy ñaan njiitum réew mi Macky Sall saa yu ko emploi du temps mayee rek mu ñëwaat ci dëkkam googee tàllal na ko ay yoxoom ngir gën ko mën a dalal ñu gën a mën a liggéey ngir suqali ñaari réew yooyu. bi fay jaajëf ni leen ko waxoon ci ponk xabaar yi bokk na ca sunu gaynde yi qualifié ni ki démb ci quart de finale démb 8e la woon seen diggante ak Ouganda ca CAN Égypte 2019 guney Aliou Cissé yi ñoom ñoo duma seen natango yu Ouganda 1-0 loolu moo tax sax nu qualifié ndax ci quart de finale yi moom mi nga xam ne nag mooy tàggat sunu gaynde yi di Aliou Cissé ne nag ndam rek lay mën a doon waaye la mu gis rek mooy liggéey ba des na te sunu gaynde itam am na foo xam ne dañ fa war a gën a defaruwaat moom nag Aliou Cissé kàddu yi mi ngi ko yëkkati démb gannaaw ba nu jongante ba noppi mu doon daje ak taskatu xibaar yi sunu ganuk xibaaru diggu bëccëg gi moom it ku miin kan la ndaxte itam gaynde la woonu football Ibrahima Ndiaye Chita jamono ji mooy manager bu équipe nationale beach soccer Ibrahima Ndiaye démb ñun ñëpp ñoo seetaanandoo lii di match Sénégal Ouganda yow nan nga ko jàngatee. man de vraiment résultat bi bettu ma. non bettu ma parce que quand même équipe bi Sénégal am wax équipe yi ne fële Coupe d'Afrique bi la waxuma sax Ouganda. mais ñooñu xale bu ñu defee li ñu war a def je crois que ndam moom duñ ko war a ñàkk. moo tax man démb résultat démb bi man surprendre ma nullement et 1-0 bi sax mënoon na ko gën a ëpp. waaw waroon na ko gën a mën a ëpp quoi. voilà da nga jàpp ne kon gaynde yi am na lu des lu ñu war a def ci liggéey bi. mais bien sûr am na lu des. te toujours moom loolu du mat maanaam. équipe boo ko mënee. waaw da nga ko koy wan parce que bu demee ba am confiance rek. boo matu mu andil la musiba te démb. man gisuma fu Ouganda mënoon a jaar. ba gagné Sénégal mais am na situation yoo xam ne moom dañ ko war a mën a éviter. particulièrement xam nga penalty bu mel noonu. nga raté ko day taxaat encore équipe bi ko def. ñëwaat ci match bi. te football dafa doy waar. bu waaj a égaliser rek. boo mootul yëf yi mun na am neneen nu mu tëddee. mais man vraiment taxawaayu démb bi moom
wax dëgg yàlla man day gisuma ci trop lu nga xam ne lii man xaw naa ci tiit tuuti parce que je me rends compte que ne c'était sur le plan mental maanaam bopp état d'esprit bi léegi ils se sont rendu compte xam naa sûrement que ne ñoom war nañu mën a sori ci CAN bi quoi voilà. d'accord ñu dem ci gaynde yi sax gannaaw jogante boobu bu weesoo Aliou Cissé kii di Idrissa Gana Gueye ak Pape Alioune Ndiaye yëkkati nañu ay kàddu dénk ko taskatu xibaar yi nee ñu yombul woon waaye nag la ca am solo rek mooy la ñëw ci cëppaandaw ga muy ndam li fi mu ne nii rek la leen dese rek mooy xol ak xëtër yépp ñu teg ko ci jongante bi nar a dox seen diggante ak Bénin àllarba ji ñu dëgmal la mu soxal quart de finale ñu teewlu sunu gaynde yi kàddu yi ñu ko taataan Ahmed Niang moo xarma ak Mamadou Ndiaye. match bi yombul woon parce que xamoon nañu Ouganda moom équipe bu mag la dañuy taxaw mais tey voilà l'essentiel moo doon ñu qualifié def nañ nit ci bon taw yi li ci gënoon am solo mooy qualification bi quoi. même si tey buñ mënuñu wax réalisme parce que dugal nañ benn but quoi donc li ci amoon solo tey mooy gagné même su fekkoon ni mënoon nañ dugal plus de but mais kontaan nañ quoi pour qualification bi. waaw nekkul woon match bu yomb mais xamoon nañu ban genre match la ñu am voilà Afrique moom nii la mel. pour avancer parfois day laaj soo dugalee nga mën a téye score bi tey yaakaar naa loolu la équipe bi def donc kontaan nañ trop. waaw xam nga fii nii moom fi ñu toll nii yaakaar naa gañ jël la da ngay gañ rek mën a avancer ci compétition bi donc dafay laaj rigueur ak surtout dëgër bu la yàlla dimbalee nga dugal benn mën a téye score beeg yooyu waaye dinañu am temps yaakaar naa fii ak match bi ñu jàng leen bu baax et puis comme ça ñu mën leen a song bu baax. gannaaw gaynde yi itam ka leen di tàggat yëkkati na ay kàddu moom Aliou Cissé la mu xamle rek daal mooy gaynde yi am nañ ndam mënta weesu ndam waaye itam la des ca liggéey ba bari nañu teewlu ko. Féliciter les joueurs, féliciter de leur prestation qu'ils ont fait aujourd'hui, c'était pas évident. L'équipe ougandaise c'est une très belle équipe, donc les féliciter aussi. Ça a été un match plutôt équilibré. C'est vrai, on a eu la chance d'avoir marqué ce but-là très tôt. Donc après, c'est vrai qu'on a beaucoup résisté. Mais je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que féliciter les joueurs. maa ngi jaajëfal sama ndaw yi ci football bi ñu def tey waaye tamit di jaajëfal waa Ouganda ndax nekkuñu équipe bu ndaw xëy na ñun dañu am chance tey rek teel a dugal bii. loolee moom moo tax ñu ne sax ñi ngi dem ca quart de finale yi dina gën a mën a tax it ñu gën ko waajal ko bu baax waajal ko ak dal ndax am nañu temps équipe bi nag souffrir na bu baax ci wàllum physique wàllum athlétique waaye loolee yëpp mënul woon ñàkk ndax lii ay jongante réewum Afrique la te saa su ne nii lay mel. Africain souvent c'est comme ça. mu nga Ibrahima gannaaw kàddu yi Aliou Cissé yi mu mel ni li mu ko waxee ndam am na waaye gaynde yi démb wax nga ko sànq résultat bi mënoon naa gën a baax naam qualifié nañu ba noppi. waaw qualifié nañu ba noppi te li ci des aussi day gën a métti rek. yomb moom xam nga équipe bu ndaw aussi quand même ñii ñëw Coupe d'Afrique bi yëpp du ñu ay équipe yu ndaw. te ku ci nekk aussi ndam nga ñëw wut si. doguma la Ouganda début CAN bu am solo la def. non début CAN bu am solo et puis boo leen xoolee ñoom démb. match libéré par rapport ak suñu match ak Kenya xam nga ñoom dañ ñëw ubbi jeu bi jouer essayer tenter seen chance. mais ñoom xamoon nañ seen bopp ne mënuñoo gagner Sénégal. mais il fallait juste rek nga def erreur kay. ñoom ñu profité ci gagnal. te man defe naa ne du ñu àgg ak ñoom foofu. mooy match bi ñëw nii fi mu ne nii benn. libéré la ñu joué ñoom fi mu ne nii déjà je crois que cet objectif atteindre nañ ko. donc on va suñu kanam dañuy gis équipe boo xam ne bii libéré la ñuy doon. ñu dóor leen ñu ñàkk leen dóor. ñoom seen objectif atteindre nañ ko. ñun koy ñoo war a ñëw. wan leen ne suñu tour dañ ko mérité. et puis suñu objectif c'est pas les quarts c'est gagner la coupe. d'accord ñu am ay joueurs yu xarañ ci àdduna war nga këpp ci wàllum football nga ni résultat bi waroon na baax fan nga jàpp ne fa lañ war a gën a mën a travailler liggéey ba bu ñu tasee ak Bénin ñu gën a dëgër macha allah. fi ñu gën a mën a liggéey rek mooy surtout la dernière passe. la dernière passe parce que soo xoolee Mbaye ba léegi mënul dugal but. Mbaye ñaa waaw mais il faut voir que aussi la dernière passe aussi daf ko manqué. ku nga xam ne kii da koy jox la dernière parce que ku mel ni Sadio lañ doon wax mais moom la mu waroon a dugal dafa mel ni Sadio léegi moo koy dugal moom jeu bi muy andi wala Aliou am lu mu ko laaj moo tax moi je dis toujours
il est tellement moom dafa am njariñ ci jeu ci équipe même bu marqué wul but sax. li muy andi day tax ñeneen ñi dugal but yi c'est pas important que moom mu dugal ko mais taxawaayam ci terrain bi. moo am solo mais aussi c'est un avant-centre li ñu xaar ci moom mooy ay but te but yi aussi. ñoom ñi nga xam ne ñooy milieu terrain yi ñoom ñoo koy joxe. et puis ku mel ni Ismaïla aussi. dañ ko xoolaat bu baax parce que mënoo yow aussi tey nga def match bu baax ëllëg aussi nga ñëw wanewaat beneen xaru kanam comme Demba ak li mu mënti wax aussi ça n'a pas tellement bien marché de son côté. je sais pas qu'est-ce qui se passe lan la war na waxtaan ak kii bi mais j'ai l'impression que fi mu ne nii Aliou gis na équipe am. d'accord équipe am ni fi mu ne nii 11 yi nii. am na ko de. mi ngi wax naan aussi Aliou ci biir am na reconnaître na ne am na benn faiblesse bu des ci wàllu gaynde yi. non am na faiblesse bu des sax. parce que des fois aussi jeu bi dafay xaw a yeex tuuti. il faut que ñu accélérer jeu bi surtout bu ñu egsi si dernier tiers bi. nga xam ne bii ñu ci kanam moom. lañ fa am ku ñu romb bàyyi la fa muy Ismaïla muy Sadio muy Balde mi ne ci biti encore ti ñeneen a ngi ci biir biti donc ñun banc bi ñu am tamit bu ñu ñëwee aussi ils feront la même chose nañuy gaaw ci loolu au niveau de la défense moom moi wax naa ko wax benn kii sax avant match bi ma ne ko gis nga Aliou du changer axe bi même bu fekkee ne kii dafa def sax match bu xaw a moyen du ko changer parce que doo xëy suba rek yenn kii te nga xam ne kële aussi ça fait 2 matchs joué wul nga ñëw rek dugal ko ci jeu bu mel noonu mais gis nga Demba Cheikhou Demba vraiment il a été énorme moo wax kii ci axe bi li ci am solo daal mooy bu ñu xeeb kenn parce que équipe bu beneen bi ma gis Demba pour gagner ko du yomb de te dara waru faa yomb sax du yomb ni ñu amee Demba ay occasion teel ko dugal moo ñu gën a faciliter aussi football bi mais nañuy def loolu équipe boo ko mënee da nga ko koy teel a wan noppal sa bopp ci côté penalty aussi ñu gis Sadio qui rate pour la 2e fois démb penalty ba tax sax daf ne lu jëm ci penalty daal dafay xaw a reculer tuuti bàyyi collègues yi ñu kii ci bu demee tàggatuwaat mu mel ne foofu aussi fu ñu war a xoolaat. waaw xam nga entraîneur moom danaa yow mi yaay dóor penalty yi coup franc yi yow mii yaa koy dóor corner yi yow mii yaa koy dóor Sadio bu ñemee di jël ballon bi di ko teg c'est parce que Aliou moo ne ko del dóor penalty et je crois que Aliou sax wax na ko nee na man maa ko désigné pour muy dóor penalty mais dans le jeu nii mun na ñëw teg foofu aussi penalty ba ngay dóor sa nu mu tuddati entraînement bi di ko dugal mun nga ñëw si match bi raté ko man penalty moom amul kii moo dàqul dóor penalty wala kii moo dàqul dóor penalty mun nga nekk dóor katu penalty ñëw raté penalty et puis man bi mu tegee ballon bi laa na ko kii da koy jàpp parce que ñoom aussi ni ngay gisee kii nu mu tuddati joueurs yi ñu di dóor noonu la moom it gardien yi di xool ñoom it waa ji ban côté lay dóor man bi muy kii laa ne ko laa ne à gauche góol bi la koy def gisoo contre Kenya même chose parce que buy changer rek di am problème et le problème du rek ci foot à 11 bi même ñun on a ces problèmes là boo xoolee suñu quart de finale fële Bahamas quart de penalty la ñu kii gisal U17 yi penalty moi je crois que le penalty bopp bi la muy Sadio muy Mbappé ci yem c'est dans la tête il faut que mentalement nga mun a assurer loolu am na ñoo xam ne nag moom penalty du boo leen joxoon sans penalty ñu dugal ko mu ngoog moom Sadio Mané sax ci moom la ñuy des gannaaw lu ni mel dafa yëkkati kàddu wax na nag lu jëm ci penalty yooyu da koy tegandi fi suuf ñu teewlu kook suñuy ndaw yenu yebal foofee ci Égypte Ahmed Niang la Mor Xam ak Mamadou Ndiaye. Dans la vie il faut reculer pour mieux sauter je pense que aujourd'hui gis nga àdduna boo ci nekkee léeg-léeg da ngay dellu ginnaaw ngir gën a mën a gis lu baax rate naa waat lii di penalty bi te sama équipe jox nañ ma ñetti yoon chance boo xamante ne dinaa koy dóor déedéet du ma abandonné la may def mooy damay jox chance ñeneen ñi ngir ñoom it ñuy mën a dóor penalty man ci sama bopp su ma delloo sama club te Liverpool ma jàng lii di dóor penalty ndax ma bañ ko rateeti pour revenir en force. naataangoom beneen di Kalidou Koulibaly moom dafa yëkkati rek kàddu yu njëggal jëmale ko ci taskatu xabaar yi gannaaw ba mu njëkkee yëkki ay kàddu ñu bëri jàpp ne dafa ñagas moom la mu wax rek mooy nan ko baal te dem nag ci li am solo li ca am solo ci gis-gisam mooy ñëpp booloo doon benn say ne ci gannaaw sunu gaynde ñu teewlu Kalidou Koulibaly. Il n'y a rien du tout. Moi, je voulais juste que mon équipe soit tranquille. On l'a vu aujourd'hui quand le Sénégal est tranquille, on a réussi à débloquer le match très rapidement. Voilà, si j'ai, on va dire, manqué de respect à quelqu'un, je m'en excuse, mais les personnes qui étaient visées, elles le savent. Maintenant, le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on aille de l'avant et j'espère que vous continuerez derrière nous.
mu nga ak Ibrahima Ndiaye Chita dégg nga Sadio Mané li mu wax Kalidou aussi yëkkati na ay kàddu mu mel ni itam li nga doon wax état d'esprit lu am solo la ci équipe te bu ñu gisee kàddu yi mu yëkkati gannaaw coow li bëri na ndax ku ne mi ngi doon wax Sadio na bàyyi penalty yi mu wax ko ci kaf ak ree loolu itam day tax équipe bi gën a am force. mais bien sûr. te loolu moom moo ko waxal boppam xam na ne. fi mu ne nii même boo ko joxaat noonu tey suba sax mu raté ko. parce que waxoon naa la sànq man la c'est un problème mental ci bopp bi la quoi fi mu ne nii. moom penalty dootu ko laalati. mun na entraîner ji Liverpool sans penalty nga jox ko mu raté ko moom daal pour le moment bu penalty amee na ko malheureusement pour lui. bu dugaloon ñaari penalty tey ji parce que nekk na meilleur buteur kii bi malgré que mooy nekk nii meilleur buteur nii. Coupe d'Afrique bi nii pour le moment nii il a 3 buts. bu dugaloon ñaari penalty la mu ngi ci 5 buts. donc boo matul sax te dafa amoon solo ci ballon d'or bi xam nga. malheureusement moom moo ci tombé. mais xoolal kii raté penalty bu Maroc. xoolal Maroc 94e minute. nga xam ne boo ko dugalee qualifié mu dóor ko ci poteau bi. et ce garçon. xoolal ngeen dem tiro bi ñu éliminé leen te kooku. Ajax lay joué. xam nga di doon koo xam ne kii gars yi dañu amoon yaakaar ci moom mais gis nga toujours c'est les grands footballeurs là ñooy def yenn yi muy arrivé nous on le parce que fàtte nañ ko sax digga bii bi mu dugal nañu seet keneen koo xam ne kii va dañ koy responsabiliser na ko yow penalty yi yow yaa koy dóor te Aliou war na xool ci biir 23 yi ñi di jouer kan moo war a jël assumer léegi ses responsabilités pour prendre les penalties. mais man maa koy dugal. man Kalidou moom. nit la rek te ba mu koy def aussi dafa fekk boobu ñu am défaite boo xam ne bii. le Sénégal n'ont pas du tout apprécié. contre Algérie la woon. xam nga quand il va jusqu'à quand même regretter ces paroles-là mais on le pardonne et puis ñun ce qui nous intéresse c'est la victoire finale quoi. très bien voilà. très bien Sénégal beneen nag moom la ñu dëkkmal àllarba ji la muy quart de finale moom it ni nga ko waxee lu mbir mi di gën a dem muy gën a tar kon Ouganda jàll na mais ndax beneen itam dina yomb. moom laa la wax sànq. man amul équipe bu fay ñëw muy yomb. amul te gis nga Béninois yi fi mu ne nii. sûrement ils vont se dire les gars on n'a plus rien à perdre. objectif bi sax yaakaar ñu woon ne dinañuy génn. ñoo éliminé Maroc te ñoom ba léegi amaguñu victoire. lépp ay match nul la. ay match nul 0 victoire la ñu am waaw 0 victoire la ñu am te pourtant ñu ngi joué quart de finale. donc ñoom loolu te dañu am ay joueurs yoo xam ne kenn xamu leen woon mais ñooñu ils sont obligés wane seen bopp déjà le gardien de but. nekk te ñoor lay góolu mais ñun mosuñu ko xam mais regarde le match qu'il a sorti match bi mu génne. donc ñooñu dañuy ñëw pour jaay seen bopp d'abord. pour nit ñi gis leen xam leen. Sénégal door ko 4 wala mu door ko 5 on dira que c'est tout à fait normal ñun suñu objectif atteindre nañ ko. ñun nag ñoo leen war a wane ne ku ñëw xool nii boo di nga xam ne kii mooy Sénégal kii mooy Bénin. te loolu joueurs yi ñoo koy wane Aliou li muy liggéey da koy liggéey ba pare toog ci banc de touche bi. il reste que les quarts de finale demi-finale nga finale. waaw mais yenn yi quand même. yow yaa koy def ci sa bopp te Sénégal yi fi mu ne nii même bedd yeex yi les gens ne s'occupent que de la Coupe d'Afrique. Très bien. Que de la Coupe d'Afrique. Donc il y a une pression positive sur la tête des sans xalaat gis ay xale yoo xam ne 8 ans la ñu am xam 9 ans ay xale yu jigéen. kii naa noo penalty bi bu ko Sadio Mané ma ne décidément. Ces filles-là elles ont presque 8 ans. Elles parlent de penalty mais c'est pour vous dire que ne ñun. dafa am lu Coupe d'Afrique bi di def ci ñun. Très bien. sànq sa biir wax yaa ngi koy wax nga naan Aliou am na gis na 11 bi ndax kon jàpp nga ni 11 de départ bi ñu taxawal démb mën nañ ko taxawalaat benn. bañ a taxawalaat lu mu ciy dindi bu fekkee ne bi kenn gaañuwul. mu ciy dindi même Aliou même Ismaïla sax bu dee sax dafa def un match moyen quand même il faut donner encore sa chance mais man c'est mon avis personnel il a trouvé ses 11 joueurs moi je vois pas pourquoi mu dina dindi man de gisuma ko. mu ngoog bu ñu jugee tamit ci football yow yaay manager équipe nationale bu beach soccer gis nañ ne ñoom ñoo gën a xarañ ci dendop Afrique bi du ñu ne gulet waaye def ngeen parcours bu am solo itam. waaw def nañu parcours bu am solo ti rek. barkaati démb lañ jógee fële Cap-Vert. muy les premiers Jeux africains de plage. alors ma de suma discours benn rek lay doon. nee naa ñu ngi koy doog a tàmbali. da ngeen fexe ba nekk les premiers à gagner jongante yooyu. xale yi dem nañ fa wane nañ seen bopp encore. man daal duma mën lu dul nee na leen man moom maax yéen. franchement amatuma leneen lu ma leen di wax. man personnellement di ànd ak yéen vraiment mbégte bi ngeen ñuy jox aussi yeneen koy jox aussi le peuple sénégalais. mënul di leen féliciter di leen encourager parce que vous êtes de vrais patriotes. et puis nag bu victoire yi di am aussi c'est parce que derrière aussi
dañu am fédération boo xam ne bii wax dëgg yàlla daf ñu seetaanul ci dara ne même bi ñuy dem nii CNOS moo waroon a jënd bi avion yi jël ñu en charge mais loolu lépp gisuñu ko mais Augustin dafa ñëw ak fédération ne non nous sommes des patriotes lii CNOS waroon a def ñoom ñu def ko ba tey ji Sénégal am ci ndam lu nga xam ne lii ñun ñooy représenté ji l'Afrique aux Jeux mondiaux de la plage ñu wax Maroc au mois d'octobre fële Qatar di préparer encore coupe du monde bi ba même fi mu ne nii sax tubaab bi sax ñu ngi ñuy invité pour le mondialito moo xam ne bi Brésil Portugal ñun ak Japon nañ daal danañ bëgg parce que vous n'avez plus rien à prouver en Afrique il faut que ñu boole leen ak ñooñu xool ba xam fan ngeen toll loolu aussi ñu ngi leen ciy remercier di ci remercier aussi peuple sénégalais quoi ak nos dirigeants très bien grand Ibrahima Ndiaye Chita ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci wuysi bi ma fàttali rek ne moom gaynde la woon bokkoon ci gaynde la ba tey gaynde laa ba léegi parce que gaynde laa ba léegi su ma nee gaynde la woon équipe nationale bi tax ñuy wax mais gaynde lay mës a doon macha allah grand Ibrahima Ndiaye mu ngoog ñu koy sant bu baax ba noppi itam jiite yeneen gaynde mais bien sûr muy beach soccer ndax ni nga ko waxee suñu raaya réew yóbbu nañ ko fu nekk fu ne indil ñu ay ndam yu am solo ñu sant ko bu baax gërëm ko wax li tam ci football bi ba tey ak fële ca Bambali foofee la Sadio Mané fekk baax askan wa nag démb ñoom ñëpp dañoo génn am mbégte lool ci ndam li ñu am la ñu bëgg rek mooy daal askan wi ñëpp booloo waaye itam ñu gën a gaawtu ci équipe bi ba li des ci jongante yi itam ñu mën a taxawaayu gaynde di am ndam indi fii coupe bi Bakary Konté Xaali Jaame ci ay leeral. suñu lion yi moom football nañu moom et dañ ko mérité lu ñu joxe tey xam nañ ne moom ñaar fukk ak ñaari nit yi yoo xam ne moom Aliou Cissé da leen yóbbu ci Coupe d'Afrique bi moom kenn ku ne moom mun na jouer ku mu classé rek baax na parce que ñoom ñëpp ay footballeur yu mag la moom et lu ñu def tey moom Aliou Cissé da ko mérité moom coach la boo xam ne moom mun na dem ba ci kanam mun na jël coupe bi incha allah day jël coupe bi yaakaar naa ne moom dañuy qualifié et ci demi-finale bi contre Bénin ci quart de finale bi moom dañ leen battre moom qualifié demi-finale penalty bi lu ñu natee noonu la moom ci football bi la bokk moom Sadio dafa raté moom mais xëy na moom après day dugalaat après encore waaw phase am baax na fond de jeu boobu sama sañoon rek nañu xool si suñu fond de jeu bu baax parce que des fois dañuy bàyyi adversaire bi ñëw si yëg suñu kaw bu ma sañoon na gën a liggéey si loolu on avance d'année bi et actuellement le football c'est le jeu rapide na gaaw rek dem waaw quart de finale man waxuma quart de finale man finale laay wax quoi parce que gëm naa sama joueur yi boo xoolee individuellement CAN bi bon on a la meilleure équipe donc bu ma sañoon suma xaat bopp suma yéene final laay jël ren quoi dama andi booy gis Sadio lu mu def parce que xam nga nee dëgg naa ñoo teg si bët moo gis pour dema xale yi tamit bu ñu màggee roy ci moom. prestation li nu ma ko gisee moom baaxoon na dans l'ensemble sauf que des na ay amélioration ñu war a defaat rigueur bi surtout ñu yokk ko ci jeu bi comprendre dina gën a tax moom ñu mën a gën a gaaw génn ci match yi quoi xalaat naa ni sax coupe bi sax mën nañ ko jël il suffit ñu gën a ñu yokk liggéey bi yokk góorgóorlu bi pour mën a jël coupe bi quoi mais sinon am nañ équipe boo xam ne capable na jël coupe bi quoi. aywa ñu des ba tey ca diwaanu Ziguinchor ndax université Assane Seck itam ndongo ya ña nga doon seetaan boobile jongante ñoom ñëpp rafetlu bi leen ndam waaye itam ca seen gis-gis rek ku nekk jàngat nga ko kàddu yi la ñuy teewlu ak Boubacar Diassé ak Lamine Mandiang. waaw ginnaaw ba ñu sant yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yeneen bi sant joueurs yi bu baax parce que joxe nañu wane nañ ay sénégalais lañ muyee nañ la moyen te ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom buñ duggee ci terrain bi ñu wane jom wane fulla wane fayda ñuy ñaan rek suñu borom fi ñu teg suñu tànk rek ñu teg foofu noonu rek ba final incha allah jël ko bi daal. Sénégal la ñu football vraiment daal baax na parce que gars yi vraiment def nañ seen effort et Sadio Mané puisque même il a raté waaw dafa raté football penalty mais loolu taxul ñu gars yi commencé di déconner parce que vraiment def nañ seen effort daal. baax na mais je suppose que war nañu farlu davantage war nañu mën a yokk lenn davantage moo nekk lan wane ni bëgg nañu am coupe bi parce que man gis naa ni mën nañ ko waaye dafa des ñu yokk Pastef surtout parce que bés bu nekk match bu nekk rek
dafa am jàngat bu ci biir et je pense que match bi ñu ñuy adversaires yi moo nekk je pense que Bénin doonul équipe bu ndaw. c'est possible Sénégal ñun mun nañ gagner Bénin parce que am nañ capacité boobu noonu parce que suñu boo xoolee suñu équipe ñun c'est ñu am nañ ay professionnels kese lañ am. di ñaax Aliou Cissé rek pour mu maanaam Sadio Mané tiir bi nga xam ne si ñu ngi koy jox penalty mi mu koy dóor ñu jéem a xool keneen koo xam ne si war na ko mën a assurer mu dóor ko parce que ñun defuñu promotion kenn promotion Sénégal lañ def Sénégal rek moo ñu ñor. parce que mënuñoo génn ci biti ci biir campus bi lañ nekk te ay patriotes lañ gëm nañ suñu réew gëm nañ suñu ay joueurs kon bu ñu amoon ay moyens gën a confortable pourquoi pas sax des asiko neexal campus bi supporter gars yi ak kii yooyu yëpp ñu ngi leen di ñaan comme que gars yi ñu ngi leen di ñaan prochaine fois quart de finale bi contre Bénin incha allah ñu ngi ñaan yàlla yóbbuñ ci ak jàmm kenn bañ a manqué ñëpp ñu fekkee ko dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilah yàlla may ñu ndam mais autorités yi nañ ñu jàppale ci benn écran boo xamante ni étudiants yëpp dinañ mën a génn gars yi ñëw ensemble ñu def ko feet seetaan match bi Sénégal am ndam incha allah. Sénégal benn quart de finale Coupe d'Afrique des Nations àllarba ji nu dëgmal gannaaw lu jëm ci wàllum tàggat yaram ak CAN bi ñu wax ci wàllum caada ak lu am solo la ñu amal ngir daal di suqali lu jëm ci wàllum aada ak cosaan rawatina cosaanu séeréer fukk ak juróom-ñetteelu yoon ñu koy amal ñi yëngatu nag ci wàllum caada te itam di ay doomu séeréer bokk na ci ku ñu naan Oussou Ndione Simon Faye wala Marie Ngone Ndione ñoom mu way nañu fecc nañu lépp ñu teg ko ci mbir mi Aïssatou Paye Amadou Ba ci ay leeral. man de jooy na rafetaay ba jaani. ci soirée Ndefleng bi nekk sonorité séeréer bu nekk nga mën ko déglu spectacle bu rafet lool ñu jël nag culture séeréer sargal ko Fadiout ba Fondène Morolon ba Cuucun jaar somb ci yonde ko du seen bëree nañu fii Marie Ngone mu ngi fi fii Dabel mu ngi fi fii Ndeye Faye mu ngi fi fii Simon Sène mu ngi fi fii également Oussou Ndiol a ngi fi. salle bi fees dell si ñu invité nag benn soxna goo xamante ne moom ci gis-gisam faw ñu gën a promouvoir richesse culturelle séeréer. gën a archiver wayu séeréer yu njëkk yi. gën ko tàggataat gën ko defaraat confondre ko ak suñu identité en tant que sénégalais man tey loolu appel la boo xam ne bi ma toog ci salle bi yëpp loolu la ma inspiré. culture séeréer comme les autres cultures bu am solo la je sais que même boo déggul séeréer bu baax bu ñu woyee seeram daw te am nañ fierté mooy gëm nañu ne li nga xam ni moo nekk si séeréer si qualité séeréer bu ñu woyee mu génn. benn soxna boo xamante ne ñëpp bëggoon nañ ko ci lu muy def ci culture séeréer muy Marie Ndong bi nga xamante ne moom la ñu jagleel soirée bi di ko sargale. suñu jigéen la woon waaye jàmbaar la gor la julit la ku dimbaloon département Kaolack la ku jàppaloon président de la République la waaye ku xamoo Ndefleng la mu nekk président Ndefleng di def valorisation culture séeréer. ñëpp a ngi teew mu def bilan bi daal mooy bilan concorde bilan unité bilan solidarité bilan promotion de la culture séeréer. lenn daal la xamante ne mën nañu ko wax mooy njokko njal ndaxte soirée bi amoon na solo. Fela Aïssatou Paye jokko njal apaax ñu wéyal xibaar yi wax ci gëstu bés bi ñu jagleel ko lu jëm nag ci ñiy lap ñu ne nag bi tàngaay bi duggee ba léegi foofee ca diwaanu Yëmbal ñetti bakkan des na ci géej gi loolu nag tax na ba maître nageur yi maanaam ñi wattu bërëb yooyu di tefes gi di wax rek daal ñu gën a yokk lu jëm ci matukaay nuy liggéeyee kaaraange gi naka noonu waaye ñu ngi ñaax askan wi ñuy bañ di bàyyi li ñuy def maanaam bàyyi ba suuf sedd ñu ñëw ci géej ga bu jafe-jafe amee du ñu leen fa fekk bañ mën leen a wallu Aïssatou Gueye Ba Gervais Yaw. vacances yi dëkkati neen ndaw ñi tàmm ko lool ngir féexal seen xol ci géej mi mu doon tamit ab période bu ñuy faral di nemmeeku ay lap yu bëri ñetti cas yu amagum ci banlieue bi maître nageur yi nekk fii ci plage bu Ngor daal di rek jël seen matuwaay ngir musu ci cas de noyade yooyu la. disposition bi ñu jëkk a jël mooy def balisage ci biir ndox bi ba nga xam ne kenn du ko dépassé may ñu kenn koo xam ne ni da ngay ñëw nga dépassé limite bi ñu def et puis dañoo am ay maîtres nageurs yoo xam ne dañuy dugg ci biir baignade bi aussi di surveiller ñeneen ñu ngi yor seen kayak ci kaw ñun ñuy ci kaw
joor gi nii di xool xale yi. ñun am na loo xam ne ni du ñu bàyyi ba nit ki def ko ba pare ñuy soog a intervenir dañuy intervenir avant nit ki di def loolu. juróom-ñetti waxtu ci marax doon ab waxtu bu maître nageur yi di wàcc waaye doon itam ab waxtu bi ñu gën di faral di nemmeeku ay cas de noyade. kuy sangu géej ba timis jot war nga mën a ñibbi sa kër. benn nuit toll na foo xamante ne ni sécurité amatul si plage. cas de noyade yi ñu fi am 2 ans yi passé nii yëpp guddi la à partir de 22h te man dëgg-dëgg ñibbi naa ba sama kër ñu woo ma na ma nit réer na si plage bi 7h du matin lañ ñëw avant sapeur yi di ñëw ñu génn corps bi teg ko. ab surveillance bu yombul visiteurs yi xam ko bu baax. Je peux remarquer qu'il y a de nombreux maîtres nageurs maintenant. man li ma fekk fii yaakaar naa ne initiative bu baax la parce que boobu ba léegi bi ma fa dalee ñëw ba léegi gis naa ne loolu am na lu mu fi changé bu baax a baax xale yi dañuy gën a wóolu seen bopp te day yokk sécurité bi ci plage bi en fait. C'est tellement d'accidents, surtout que les gens ils s'amusent et ils prêtent pas forcément attention aux enfants. léegi ba seen ne limite bi la ko waa pour ñu yem fii di sangu ndax man maa ngi toofee mais boo naree bay dem Rome lay sifflé bu ñu lay sifflé boo gëstoo di nga gis ku la tourné waat ndax fii daa am foo war a yem. bëri na lu ñuy faral di nemmeeku doomu aadama yi lapp li si ëpp doon ci vacances yi loolee tax nag moytu ak topp li di consignes yi doon lu leen ci mën a musal. Aïssatou Gueye Ba jërëjëf mbokk yi mu ngoog fi dañu yem ak yéen ci xibaar yi jaajëfal leen ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média dig leen daje ngoon ci kàttanu yàlla desandi leen ak programme yu télévision Futur Média ñu yendu jàmm.